nuyu amis téléspectateurs yi di kontaan lool di jàkkaarloo ki yéen saa su nekk tey tamit duñu fàtte ne Ndongo Lo di anniversaire u décembre foog na 15 ans ci tey 2005 ba 2019 15 janvier la daal di génnoon àdduna tey nag ñu koy rendre hommage rek ci anniversaire u décembre di leen wax rek ne dinañ dugg ci actualité ak Pa Assane Seck tey nag Pa Assane dafa ñëw ak cawarte donc bokkul comme démb dafa ñëwoon ak bon je vais pas dire tristesse mais voilà xaw a mitigé tuuti ci wàllu woowu mais tey dafa mel ni dafa xaw a gën a sawar le retour de Kader sur ce plateau moom tamit dinañu dugg dans famille Kader on a aussi Harmat avec Manione Aïdara Harmat plus ndax nee na dafa actualiser li nga xamante ni moom mooy Harmat dina ñëw jëlu exemple ñaari étudiants yoo xamante ni dañuy jàng mais dañuy nekk gardien en même temps danañ dugg tamit ci mode beauté astuce yi nga xamante ni moom la gis mu étrange mais efficace avec la princesse Eva on a aussi lifestyle avec Marceline mais ba la ñuy dugg ci loolu yëpp ak suñu artistes yi nga xamante ni deuxième partie 12-14 la ñuy ñëw dañuy daal di nuyu Pa Assane Seck Pa Assane dama kontaan tey xam nga boo ñëwee nii ak cawarte ni damay kontaan loolu naka nga def Pa Assane nee naa dinaa la jéebaan ci plateau bismillahi rahmaani rahim asalaamaaleykum wa rahmatullah nuyu na ma la fay na ma la Diop Asietu mbokk lébu fay na ma la de nuyu na ma la aw ama mbokkam poppa waaw maa laa nuyu bu baax a baax ama la fay bu baax a baax di nuyu Abdou Xaadar mi moom dafa xawoon jàpp fan yi waaye ñëwaat alhamdulilah di nuyu kii Harmat Manione waa ji comment il s'appelle Manione Aïdara monsieur Harmat plus journaliste RDV bi Manione tey présenté seen édition wolof waaw wolof monsieur wolof Manione Chérif Aïdara Chérif maa ngi laa ziar ba baax loolu sama Chérif maa lay ziar ni Moussa Simi ak Amit ak équipe technique bi ci suuf jàmbaar yooyu tey dama am envie may leen xaalis bu bëri tey ndeysaan ñoom tey jàmbaar yooyu ñoom yàlla ko yàlla mottali ñoom yeeyaa waaw ñooñu juba loo leen Mamadou Diop sama doom baay loo leen defal ñooñu ñoom Diallo tu sais la pression qu'ils nous mettent là bu ñu gisee pression bi ñuy teg gaawal heure bi jot na cette pression là et c'est ce qu'on appelle la pression positive la pression bi permettroon en 98 France jël coupe du monde bi lu am solo nga wax bi ñuy naan Aimé Jacquet lu tax jëlul Eric Cantona lu tax jëlul David Ginola tubaab yi mer Aimé Jacquet di tontu naan la France si elle doit prendre la coupe du monde ce sera sous la et dans la et avec la pression positive adduna bi nag ku góorgóorlu rek gagné yàlla na yàlla saxal jàmm Sénégal yàlla na yàlla saxal jàmm yàlla na yàlla saxal jàmm Sénégal jàmm roof ci xol yi déggoo ak saafonte bu dëggu bëggante nag lu am parce que solo bu ñu bëggantee rek jàmmam billaay wallaay bëggante te mu sincère waaw mu sincère sans hypocrisie su ma la tooñee ne la baal ma waaw boo ma tooñee ne ma baal ma loolu la ñuy wax humilité waaye man bu ma la tooñee bañ lànk dëgër day indi jafe-jafe wax nga lu am solo ah waaw loolu mooy grandeur en fait la grandeur d'une personne ne se mesure pas par ses ay muscles wala yu demee noonu mais grandeur d'une personne c'est que boo juumee nangul la da ngaa juum te dem nga baalu ji àq ça c'est très important maanaam da ngay mel ni nitu yàlla sax parce que da ngay rafetal lépp waaye lànk dëgër këk kale kak mel ni bunker yooyu di téex tëñëxi rek di dem waaw yàlla ñu ci yàlla musal amiin non yàlla ñu ci yàlla musal rek amiin waaye yow tey ngaa mujjee wax xam nga am na lu ma la dencal fii baax na moom xam na man xam naa bàyyi ko non moom nag sama xarit la waaw waxtaan nañu démb dañoo waxtaan maag moom waa sama gaañ waaw dañ doon waxtaan am nga lu jafe ndeysaan am na lu jafe merci beaucoup wax naa ko am na lu jafe nuyu la bu baax a baax Asietu nuyu Pa Assane tey xaw ma da ngeen a kii seen couleur yi nii comme ça doog a ñëw yow wax nga dëgg voilà mais tey moom da ngeen a def ay non yéen ñaar mais c'est vrai non bii bu la tane na bii bu la c'est acceptable mais seen bos yi moom vraiment nga kase limite nga kase ah non ma yàq couleur bi tuuti c'est bon c'est normal nuyu na baax a baax Pa Assane na moon tamit nga xam ne moom moo di Asietu mais aussi Manione Aïdara di ko nuyu di nuyu tamit suñu téléspectateur mais tamit ñi nga xam ne ñoom lañ fi nekkal ci côté réalisation bi les hommes de l'ombre ñi ngi leen nuyu baax a baax di leen jaajëfe waaye li ñuy wax rek mooy tàmbali ngeen li nga xam ne moom lañ bëgg a waxtaane ci kanam suñu nañ ciy dellu si incha allah Kader na moon nañ la bu baax a baax Kader le grand
Oui. Comment tu vas? Ça va très bien alhamdulilah. naka suba si. suba saa ngi nii rek yaa ngi am jàmm bu baax a baax bu baax a baax. Chiar naa la Chiar Pa Assane le grand chroniqueur. Chiar Kader borom tabax. maa ngi lay bëggee bu baax a baax ñi nga xam te ne tamit jamono jii nii ñoo ñuy seetaan à travers la RDV ñu ngi leen di bëggee bu baax a baax di beral nag. di beral nuyoo bi sama dëkk waa Njebel maa ngi leen di nuyu bu baax a baax. waa Njurbel aussi tey Ageroute ab liste laa yor fii tuuti xaw ñi nga xam te ne nii samay mbokk lañ. aussi mel ni Kumba maa ngi lay bëggee bu baax a baax a baax. Ageroute da nga may rek ku la kii nu mu tuddee sax. si naan rafet na. rafet na nit ku nekk boo xam koo xamul. waaye ñi la bokkal am na solo nam la dafa tax. ça fait plaisir aussi. village la ba nga xam te ne nii dafa nekk ci fin fond. tey regard mais dañuy seetaan RDV. baax na donc dañu war a seet dañu war a bëggee bu baax a baax. d'accord Kumba Diaw Habi Siraba Oumy Diallo Fatoumata Dia ñoom Thierno ñoom ñëpp maa leen di siyaar bu baax a baax Achetou ñëwaat nañ fii ci 12-14 ak xarmat doxalal non am na xarmat am na fan si club instant bi nii d'accord y a pas de problème. Alors on va enchaîner daal di dem ci actualité bi ak Pa Assane on démarre par l'inauguration du TER li nga xamante ni moom lañ fa seetlu moom mooy ay échauffourées entre jeunes yi nga xamante ñoom ñoo dëkk foofee ca Rufisque Pa Assane sama première question mooy lan moo la gën a marqué ci boobu inauguration. waaw xam nga dafa am ñaari aspect aspect boo xamante ni c'est la république. république bi am état bu ko diriger ak gouvernement am ku ko jiite kooku am moom vœu ne damay def TER pour nit yi sénégalais yi. parce que diggante Dakar fii ba Diamniadio yoon bi métti na am nañu autoroute à péage doyul am nañu voie nationale route nationale 1 doyul léegi il faut que ñu am ay voies parallèles ci voie parallèle ñu ne voie ferroviaire maintenant ci voie ferroviaire nguur bi ne diggante Dakar ba Diamniadio jàpp jas dinaa def loo xamante ni daf may permettre su ma dégloo kii di Abdou Ndéné Sall di ministre bi amee mbir moomu. mu wax ne que état bi dafay perdre presque 100 milliards par an ci mbirum embouteillage. et que loolu pour résorber ko bah écoute on va trouver la solution ñoom mooy seen solution en tout cas selon ni explicatif yi mu joxe daal di jël benn 600 milliards officiels def ko ci train boobu nga xamante mooy express régional ci 600 milliards officiels. am opposant bu mel ni Ousmane Sonko bu wax 1000 1200 1600 milliards soit maintenant egg nañ ci benn niveau boo xamante ni président bi dafa war a inaugurer. par la République inauguré na officiellement léegi nag ñaar rek moo ma ci xaw a déranger loolu benn bi la ñaar yi ma ci xaw a déranger mooy que dañu wax réception technique ak inauguration gare wala bokk réfection de la gare de Dakar ñu ne dañ koy inaugurer wante réception technique bi ak du TER ak inauguration bi officielle daanaka man personnellement xëy na dama juum maa ngi ko dégg diggante démb ak bërki démb li ko jiitu dama doon dégg inauguration kon ñiy doxal ñu ngi déglu wante ñoom selon li ñuy déglu xëy na la ñuy agir te yàgg naa la wax ne la nguur du réagir day agir moo koy permettre mu anticiper ba ku nar a wax sax di nga xoolaat li ngay wax nga équilibré wante bu nekkee ci niveau de réaction toujours mooy indi colmater les brèches refaire. Il s'est passé quoi? Un événement dit inauguration du train express régional et après on nous dit réception li si am mooy mbir mi dafa pareegul président bi si boppam moo def discours am expliqué wax ñëpp dégg mu ne ñëpp bëgg nañu dugg ci train express régional bi. discours bu gàtt quand même. waaw ñëpp bëgg nañ ci dugg c'est bien engouement la mais malheureusement comme dañuy xaar yenn affaires yi war a pare aspect technique bi nangam les ingénieurs et cetera kon pareegul. réception juillet pas réception mais je pense que juillet la exploitation. Ousmane Sonko a parlé du mois de juin 2019 quand il a dit APR ak li ko wër Benno Bokk Yaakaar ñëpp a tëb weddi ko le 14 bi nga xamante ni président bi daf ko annoncé woon en octobre 2016 Ousmane Sonko ne mënul nekk juin la ñu jëm moom la président bi confirmé démb implicitement loolu benn la beneen bi mooy bu ñu demee ci aspect ci biir alors ce qu'il faut noter mooy le discours hyper républicain et très élégant
de madame la mairesse de la capitale parce que daanaka mooy Khalifa Ababacar Sall ñu déggee ko noonu madame Wardini taxaw na fa def discours bu rafet en tant qu'élu municipal en tant qu'aussi élu municipal rapproché des services de l'État parce que après tout collectivité territoriale bi yëpp ñu ngi dépendre ci nguur bi donc def na li ko war ci élégance léegi élégance boobu am foofu au moment où on invalide la candidature de ki ko gën a jege muy Khalifa Ababacar Sall au même moment mu tenir discours boobu cela veut dire que dañ ci war a jàng lu bare mooy malgré la situation lu mënti am ñu ni neen la dafa war a rafet mu taxawee ko noonu après quoi parce que la mairesse aurait pu faire quoi jël un représentant municipal on me dira c'est pas possible c'est bien possible un représentant municipal mu tenir discours bi ce serait pas élégant aussi ça. ce serait pas élégant aussi sauf que ça a été élégant donc kon def na lu élégant kon dañ ko war a delloo lu élégant foofu la ñuy woo nguur bi élégance boobu moo waroon tax tey ñu nekk ba mbir mi pare ñu ne dañuy inaugurer waaw yàlla nag moo xam nu muy demee est-ce que juin 2019 boobu train bi war a daw dina fi fekk président Macky Sall ou pas yàlla rek a xam kenn xamul wax nag beneen aspect bi nga xamante ni gannaaw aspect république bi y a eu même des soucis là-bas gis nañ fa benn waay bu fa daanu doon def prestation officielle les acrobates là ànd ak kii ba daanu ci presse bi heureusement yàlla def ci sutura ay signe la ñu dañoo bokk ci ñi gëm signe de lépp lu ne lépp signe la on pensera aux chevaux de la garde rapprochée yi daanu vers Sorano et à hauteur de Sandaga ñu noté en passant que échauffourée yi am fële sa Tëngéej nag lan la mooy population yi dañoo taxaw ni yéen da ngeen di inaugurer loo xam ni benn parewul mais ñaaral ba ñun amuñu passerelle bu ñu jaar léegi ñoom ñuy wax nguur boobu di inaugurer ne ko mais ñun amuñu passerelle bu ñu jaar ça aurait été bien que les impactés et autres yi président bi di tudd mu daan ne woy quand même il faut que les spécialistes fassent vite parce que nit ñi war nañu am fu ñu jaar. Oui, mais par rapport aux impactés quand même il a dit quelque chose qui rassure voilà lu toll ci 14 500 impactés. une cinquantaine de milliards. voilà ak le problème baal ma rek le problème ne se situe pas à ce li niveau. mu ci wax c'est un problème personnel boo xamante ne daf koy gérer donc on peut croire. waaw léegi baal ma rek grand assiette. xam nga ci waxtaan bi c'est vrai le président a dit c'est bien de relativiser ñu équilibrer c'est bien dañuy équilibrer mais équilibre du weesu le mal qui est profond ñu ne lii la le président de la République aurait dû parler de ces passerelles là parce que tey léegi train bi d'accord commencé gul on nous dira que pareegul non passerelles yaa ngi ñëw alors que moo waroon jiitu population yi loolu la ñu doon kaas ñi ko doon kaas ñenn ñi sax ne dañuy tëdd ci raay bi ñu force leen yëkkati leen y avait les forces de l'ordre mais comment accepter quand on parle d'élégance qu'un président de la République dem ci dëkk soit day inaugurer mais ca inauguration mu ànd ak presque une milice des gens habillés en beige et marron ñu ne ay agents de sécurité lañu ñooñu di mater ay population force de l'ordre di assister. On est dans quel pays? Mais le TR n'est pas en beige et marron, ça quand même. Le TR n'est pas en beige et marron, mais on sent le beige et marron dedans. Vert, jaune, rouge la dafa mel ni critique yi mais defoon am na pàcc boo Dakar dem dikk am na foo xamante ne boo ko xoolee ci TR bi def nañ fa beige ak marron. Problème bi du loolu achetu le problème il est hyper profond te warul nekk lu ñuy foowee gis nga dëkk maa ngi jot sànq information ñu ne Blé Goudé ak Laurent Gbagbo acquitté nañ leen. Oui. Et il faut les libérer immédiatement. xam nga lu tax dëgg rek mooy mujj bi ñuy saaxee Laurent Gbagbo pour jëlee ko ci boppu nguur gi bi ñu demee ba sës kan moo ko fa jëlee c'est la France moo wàcc biir Abidjan forcé ko daaneel ko ba pare jébbal ko ña ci des Ivoiriens yi ña contrôle Gbagbo ñu gàddu jël yóbbu tëj yàlla àtte dëgg tey te foofu la ñu jëm ëllëg. mooy rek ne lu waaye def na ko xam. échauffourée yooyu am sa Tëngéej du yoon ñooñu dañu am mal profond metti c'est-à-dire que mënuñu dem mënuñu dikk booy dugg Tëngéej diggante Tëngéej ak Kër Mbay Fall les gens sont obligés de mettre waxuma sax embouteillage bi ñuy dund fii mais après da ngay wiiri. en commençant par moi. nettali ñu lan ngay def. non comme ni nga ko waxee rek dañuy dund martyr pour dem fi nga dëkk.
parce que mënuñu concevoir tey jii nii pont bu nga xamante ne nii ñun fa lañ doon jaar au début pour dem fi nga dëkk Kër Mbaye Fall mais léegi dañ fa créer genre sorte tëli boo xamante ne nii yow foofa oto bi sax laa la wax ni pour mu këpp fa sax mën naa nekk. donc c'est des choses yoo xamante ne nii vraiment foog naa ne lu ñuy wax étude par exemple impact bi mu war a mën a def après boo taxawalee infrastructure bi ci société bi loolu des fois ça pose problème. je pense que ne état bi ak ay experts am waroon nañu xool avant ñuy installer terre bi wala gaar yi yooyu yëpp lan la war a mën a jural askan bi ëllëg su ko defee ñu fànq loolu mais instant bi ñun ci suñ bopp en grosso modo on vit le martyre pour dem ci suñ dëkk yi waaw léegi loolu témoignage la et y en a monts et merveilles yoo xamante ni boo ko dégloo sa yaram dafay daw ci ñuy liggéey di wàcc guddi. hier qu'est-ce qui s'est passé waxuma sax échauffourée ak lépp le président de la République du Sénégal qui appelle à l'émergence qui bloque une ville entière parce que dafa war a dem inaugurer benn terre une ville entière bloquée toute une journée ñu bloqué ñëpp écoles yi jàngiwuñu Rufisque nit ñi ñu ci bëri liggéeyuñu. c'est et après on me dit que non kii dafay defar après on me dira non il faut ñu casser ay nen pour mën a defar c'est une catastrophe et ça il faut le dire il faut que ñu wax Sénégal ne leen dañu am benn candidat bu ne dafay defar d'accord bëgg na defar dafay defar mais booy defar tam defaral ci kaw yoon mënoo defar ci lor yàlla sax buy defar am na nu muy defaree noo xamante ni bu tëjee fii day ubbi fii. yàlla bu tëjee fii day ubbi fii yow nag nga ñëw tëj lépp. ba pare ne damay defar. d'accord Kader, tu habites dans la banlieue quelque part. Kër Massar. oui. terre bi m'a obligé à avoir maintenant 2 adresses. ah bon malheureusement. comment. waaw parce que ba léegi nii sama adresse Mbao changé wul. sama appartement ma nga fa sama lépp ma nga fa ma obligé jëlaat beneen appartement à Mariste. SDF nga quoi. à cause de ça. à cause de ça parce que mënuma woon xam temps bi may jógee sama kër ak may agsi fii j'ai tenté j'ai tout fait pour di mën di agsi à l'heure mais je ne pouvais pas chaque fois damay jéem je quitte 11h j'arrive ici presque midi 1h wala lu ko ëpp parfois nga da ngay ñibbi. balaa ngay àgg bay dellu si waat war a fanaan si du ma ko mën donc finalement moom mujj obligé jël leneen Mariste dépense la boo xam ne si ne franchement métti na ma trop. te kenn joxuma ko. parce que déjà ku nekk xam nañ léegi déménager li muy jar. ak aussi wut appartement la ngay joxe ci caution. ak na ngay fexe ba dëkk la muy jar. et puis jóge Kër Massar ñëw Dakar sax non mais léegi nga yor ñaari appartement te xamoo noo koy def. mënoo déménager Mbao parce que urgence a tax. pour indi ko Mariste parce que këru Mariste ak këru Mbao du benn. donc li ma am Mariste permettre ma mën a déménager li ma am lépp indi ko ci benn adresse bi ma am sinon day nekk beneen dépense. léegi nii nga xool ñaari dépenses yooyu ku ma koy fayal. c'est pas à l'état ni à personne damay obligé. jëngu ko. ba yàllaa xam ñaan yàlla nag na solution gaaw am métti na. dama ko xool sama bopp mais ñi ko mënul ak ñi ko amul ci ñoom la gën a métti. effectivement donc en tout cas il y a des problèmes yoo xam ne si ñu ngi rafetlu la réalisation certes. non réalisation foofu laa bëggoon rejoindre Assane léegi ci côté boobu am na lu ci positif. mooy def nañ dara. mais solution bi man je pense que du terre bi. port autonome de Dakar moom ci boppam ak li muy am ci xaalis li muy génne ci alal par weer par at waroon nañ ko mën a obligé mu créer VDN 4 parce que am nañ 3 mi ngi nekk ci amoo 4 bi donc VDN boo xam day commencé Malick Sy jaar Yaraax continuer ba Diamniadio war na ko mën port bi mu fi nekk ba léegi war na mën a am lu mu gàtt fonds boo xam ne seen war na mën defal loolu bu ko amul am na ay banques partenaires yu fi nekk yoo xam ne bu leen seeti woon dina defar benn VDN boo xam ne dina permettre képp kuy ñëwati port wala ngay jóge Dakar di dem nga mën a génnee Malick Sy topp Yaraax bi dem ba Diamniadio bu la neexee continuer on sera plus obligé que ñuy jaar par autoroute bi wala di dem di wuti terre ba tey rafet na mais ak lu mën a am c'est à saluer nañ ko rafetlu mais nañ gaaw tamit rek la quoi yi nekk ci biir. effectivement c'est ça pertinent l'idée de Abdou Khadre c'est pertinent. une VDN 4 pour jaar foofu c'est pertinent mooy maanaam jël Yaraax bi tàllal ko yaatal ko et cetera. dafa am loo xam ne foog ñu rappeler ko. il y aura toujours des impactés foog ñu rappeler ko mooy VDN bi ñuy àggali nii Abdoulaye Wade def ci Macky Sall def ci. c'était un projet du Parti socialiste. boo xamante ni ci jamonoy Abdou Diouf la woon ñoom socialistes yi ils étaient dans la logique de yokk route nationale bi pas péage comme Wade yokk route nationale bi yaatal avec des voies plusieurs loolu solution la woon à plus VDN bële nga xam ni que day rejoindre un peu VDN 4 bi kii di wax yoon bi daal di yaatu projet Parti socialiste la woon après Wade ñëw moom dem ci beneen sens continuer VDN bi en même temps créer autoroute à péage question de vision ku ci nekk ak sa gis-gis appréciable
léegi nag kii di Macky Sall ñëw moom tamit ak sa vision li ñu reproché ci TER bi c'est pas le projet en lui dañu reproché rek en termes de priorisation ak opportunité. Très bien. li Abdou Khadre wax ne port bi am na xaalis bi c'est vrai mais boo jëlee xaalis bu toll noonu si ay milliards ne da nga koy def ci benn train bu war a daw si 38 kilomètres bu baree ba bare 57 kilomètres ak lañ cay def ci xaalis ak coono ba sa nekk ak possibilité yi ñu amoon yu romb loolu ak waroon mën a def ba le réseau ferroviaire national di fonctionner comme il faut. Je pense qu'il y a matière à réfléchir. D'accord. Alors, on va parler des étudiants de l'université Gaston Berger. Donc, il y a eu des remous encore faux. Qu'est-ce qui se passe et quelle est la solution d'après eux? Bourse yi rayon Fallou Seck. Il y a eu des... Oui. Bourse yi. Après, même Cheikh Anta Diop ici, même chose. impossible de... Oui. Voilà, léegi lan mooy problème bi? Question de procédure la wala lenteur la. Bon, on dira le ministre des Finances, non du moom, ministre de l'enseignement supérieur, non du moom, direction des bourses. Xamuñu kan la finalement, xam nañ ko mais xamuñu ko. Après le même, c'est-à-dire on se pose la question lan mooy jafe-jafe bi. Pourquoi toujours même chose bi mooy am? Mais li si jaaxal nit yi mooy nguur bi moom li nga xamante ni bëgg na ko def ci ay projet li ko intéressé moom non du am benn jafe-jafe nguur gi lu mu war a doxal loo xamante ni moom daf ne daf koy def. Non dina ko def mais li nga xamante ni nit ñi dañ ci nekk di yuuxu di xataraayu soxla ko te mu nekk besoin xanaa boo jiitee ay nit ne leen fal leen ma bu ngeen ma falee dinaa ñooñu ne la waaw dina leen defal nga jàppale ñooñu fal la di xaar nga régler seen problème régler woo ko ñu nekk ci même jafe-jafe étudiants yi assiette boo xamoon ñun ñëpp def nañu vie estudiantine dafa métti de léegi ñooñu liñ leen di jox noonu ak tuut law noonu mais balaa le 25 war na fekk kayit yëpp pare au plus tard le 5 ñu jox leen seen affaire bi du am jafe-jafe mais c'est pas possible. D'accord alors ñu daal di dem ci Sonko ak Madiambal Diagne muy mépriser quelque part ñi nga xamante ne ñoom ñooy Madiambal Diagne ak Cheikh Yérim lan nga mën a wax rek ci boobee réaction mën na yox sax réaction par réaction. Ouais. En fait dañu gis ne que kii di Madiambal dafa ko tuumal taxal wax ne que dafa am benn société parallèle bu mu créer et cetera bon bref. ñu nekk toujours ci suspicion comment discréditer quelqu'un faire de sorte que mu bañ a décrédibiliser diggante bi ñu dégg fi benn enregistrement Thérèse Faye ñu ne ñu du moom ñenn ñi ne non montage la kan mooy monter loolu kan moo war a mën a toog monter loolu. Ah si y en a. am na ok d'accord c'est possible mais ci contexte bi ñu toll. ci contexte bi ñu toll. waaw c'est vrai. amul d'accord mais déglu naa audio bi mais kan mooy monter ku dul monter. waaw léegi si c'est possible. authentifier voix bi moom benn la. waaw c'est possible. oui ma techniquement à 200%. ci wàllu technologie pexe yi bare na c'est possible. Assietou Malick opposition bii nii yaakaar nga ni tey maanaam yàq crédibilité kii di madame Thérèse Faye ak cër bi ñu ko jox mën na leen apporter dara non la réalité il faut que nag benn moment ñun ñëpp ñu ubbi suñuy kët ñu déglu dama ko wax ci contexte boo xamante ni Sonko est acculé dans les médias mais ni ñu ko acculé ñu ngi koy renforcer ñenn ñi nee nañ non plus ñuy avancer Sénégalais yi dinañ am doute ci moom alors doute du weesu ñu wax ñu nekk société bu ñuy créer d'autres soutiennent que dinañ ko victimiser comme ni ñu defoon léegi Macky Sall commission des lois ba la Seydou Diouf jiite ca assemblée moom proposé Sonko ne ko waaw il faut nga fexe daal am benn ñu defal la benn commission parlementaire buy permettre nga leeral waaye léegi ñi Sonko tuumaal ñooñu ñëpp léegi ñooñu lu tax ñoom kenn du leen woo pour ne leen li Sonko wax est-ce que dëgg la non on le fait pas ku takk ci régime bi ànd ak ñoom yow t'es un intouchable non keneen ki moom moo salte fi ñuy waxee mooy su fekkee ni contexte bi Thérèse Faye wax na lu ñu mel ñu déglu discours bi boo ko dégloo cohérence pointue bi ci am bu ñu defee lii nii nangam Sonko mënuñu ko éliminer ci biir affaire yi mais ni ñu mën a def mooy fekk xam nga sénégalais ma yem foofu du moom ci li mu wax ñu jàpp ne du moom mais xel def ci tey man sama xel def ci tey après ma ne donc on est dans la logique d'élimination générale de tous les potentiels adversaires ñi nga xamante ni mënuñu leen éliminer nag ñu jéem a xool nu ñuy defee ak ñoom wante
kiy organiser élection jël ministre de l'intérieur jox ko yaakaaruma mu perte de xalaatuma mu perte ci ambition bi mu am ci intention bi te daf ñu ko won fenn nag laa xam ni régime bii fi nekk dinaa leen naw mooy dañoo feeñal lépp lu nëbbu woon ci fànn yëpp ci wàllu valeur ci wàllu vertu ci wàllu bonne mœurs ci lépp lu nëbbu woon biir Sénégal nekk sax mën naa jàpp gàncax gu baaxul goo xamante ni bokk na si ay ne doon parasite bu ñuy yàqal yàlla ji dafa nekk di ñu ko woon par le biais de ce régime là et pour cela on les en félicite. D'accord, la réaction des khalifistes démb quand même daan nañu chauffer que Dakar quelque part est-ce que. disons frustration. ñuy dem ba mais est-ce une raison ñuy dem ba aujourd'hui Dakar Dem Dikk foog naa dafa téye busam yëpp ci droit de l'homme en économie. ci droit de l'homme xam ñaata la ñu perte. ci valeur droit de l'homme yi nga xamante ni ñu ngi ko déclaré le 10 décembre 1948. dañ ci nangu accepter lu yéeme le mot insurrection ñu ne peuple bu dem ba ñu bàyyoo ne ko ba takk ko ba mënatul def dara dos au mur peuple boobu su defee insurrection ci droit de l'homme nangu nañ ko. la déclaration non maa ngi ñëw. bien public la bal ñoom ci seen bopp seen i parents ñoo si yëg. bal leen ma rek ma jeex. ça moom ñu dégloonte please. Déclaration officielle universelle des droits de l'homme moo nangu lu ni mel woowuñ ci kenn nag waxuñu kenn mu dem ci foofu dañuy leeral pour ñu déggoo mooy am na lu waroon jaar yoon jaarul yoon pour ñenn ñi ma bañ a généraliser am na ñu ne jaar na yoon Khalifa dañ ko war a téye warul bokk ñoom d'accord naa ak ñoom seen réflexe la ñu nangul leen ko am na ñu ne non jaarul yoon Khalifa waruñu ko téye dafa nekk candidat ñu nangul leen ko ñaan ak Karim Wade wax la même chose ñu nangul leen ko ku si nekk ñu respecter sa position maintenant ñu xool dëgg léegi bu ñu xoolee position yëpp ñu synthétiser nag xanaa boo defee thèse ak antithèse di nga def synthèse waaw synthèse bi mooy léegi lan mooy affaire bi mooy kii da ngeen ne processus bi arrêt bi permettre Cour suprême confirmer li mu wax mu ngi nii jox nañ ko avocat yi droit bi yoon bi ne avocat yi am nañu weeru yàlla pour déposer seen rabat d'arrêt mooy que kon ba tey ba sànq la personne n'est pas condamnée ba tey ba sànq la personne a un casier judiciaire vierge kon kooku bokk na. wante. En fait on parle pas de justice ou pas justice c'est la façon de la réplique. la réaction. te ñooñu nga xam ne ñoom la ñuy wax ne ñoo ànd ak Khalifa Ababacar Sall elle est normale elle est plus que normale quand vous vous rendez compte que match bi arbitre bi dafa fekk loo xamante ni du penalty mu ne penalty la qu'est-ce qui se passe bu gars yi dugul ci terrain bi sax dinañ réagir dinañ ko métti lu. d'accord loolu moom maintenant après nag quoi on n'a pas envie de casse dans ce pays-là. mais il faut que ki nga xamante ni mooy causer casse bi ñu wax ak moom. d'accord alors on va faire un bloc pour les 2 dernières informations yi des moom mooy ONU ak CEDEAO yi nga xamante ne dañu bëgg dañuy ñëw Dakar ngir saytu li nga xamante ne moom moo jëm ci élection yi ak Abdoulaye Wade bi annoncé son retour ñaar yooyu yëpp naka nga koy. analyser bon par rapport à l'ONU et CEDEAO c'est normal qu'ils viennent. Ils vont venir voir ce qui se passe réellement et cetera ils ont toutes les infos. maintenant nag léegi nag organisation des Nations Unies yooyu dafa am ñu nekk ci bopp ba ñu leen France ca la bokk Amérique ca la bokk ak ñeneen tout dépendra de la géopolitique internationale tey jii nii le monde entier les puissances là seen intérêt bu nekkee ci kii di candidat bi fi nekk toog ci bopp réew mi ñoom ils vont aller dans ce sens là même par rapport à leurs observations bu fekkee arrangé wu leen ce sera dans un autre sens léegi nag foofu la ñuy wax ñun suñu indépendance réelle de notre nation le Sénégal est-ce que am na ou pas à discuter et à voir benn aspect la beneen bi mooy concernant le président de la République l'ancien Wade dama triste quand j'ai lu son message je l'ai lu tard dans la nuit dama triste pourquoi ma triste parce que dama gis ne que sunu maam yàlla na ko fi yàlla bàyyi ba si kanam a kanam Wade dafa wax lu daw yaram dafa ne c'est mon dernier combat j'ai eu très mal ma ne ndeysaan sunu maam bi amul sax temps noppalu mayuñu ko sax temps profiter ñun dañoo bokkoon si ñi d'accord woon ak moom bokk ci nag wax dëgg yàlla tey ñu am gàcca parce que dañu ne ay bu ñu yëgoon suñu position la ay bu ñu yëgoon mooy lii ñu doon bañ ci jamono boobu li ñu doon bañ ci cadre
votant bi c'était quoi Quart bloquant. 25%. Mais quart votant boobu c'est le parrainage dans un autre sens moom la ñu indil ci beneen version la ñu doon bañ tax dem taxaw ci buntu assemblée di bañ mu am moom la ñu indil tey ci parrainage mooy éliminer ay nit. D'accord. léegi loolu noonu. ñu ngi koy dund tey presque nangu ko góor gi ne moom il va se sacrifier pour revenir xoolal coono boobu ci mag bu am plus de Très bien. 90 ans. D'accord. ñu jàpp rek ne. àq dafa fort. te ki ko gàddu tey mooy ki nga xamante ni mooy dund ak ñun roublardise tricherie wax lu dul dëgg ak njuut njaaj ak presque egg ci jikko boo xamante ni dafay ñuru ñàkk doy di mu nekk lu ñaaw lu rafetul loo xamante ni suñu xol merci beaucoup merci oui on va enchaîner même avec toi ci lu gàtt rek lañ ci bëgg a dolli gis nga fi ñu toll nii wax ni Macky wala régime bi fi nekk du gañewaat élection yi ñàkk xalaat la franchement ci lu gàtt rek mooy bi ñu gisee li xew ci législative ñëpp foogoon nañ ni bi yoon changement dina am mais ñu dem ba dernier mois ñu ne kat majorité boobu moo jël nangam ñu ñëw ci référendum la même chose ñi ngi ñëw léegi fi mu toll nii ci lii ni këtt na jon mu nekk cinéma bu kenn xamul lu mu doon yàlla xam na fu muy mujj kon bu ñu jàllaatee ñu ne élection présidentielle tamit dinañu am changement ku ko gëm da ngaa sa xel dafa gàtt. D'accord alors on va enchaîner. dox nañ tuuti gis nga mën nañoo sàcc élection lu yomb la. waaw. Pa Assane dafay jógee këram yor enveloppe am boo xam ne si ne benn enveloppe ñaari enveloppe benn enveloppe boo xam ne si ne ni ki mu bëgg a voter lay nekk mais ñaari 10 enveloppe dañuy nekk ci biir xam nga lu tax. da ngay jël doo bii fii mooy ci kanam. jël ci ginnaaw ñu bind ci élection 2019. nga collé ci diggante bi 10 enveloppe da ciy nekk yoo xam ne si ne ni bu defee au moins 3 heures 4 heures de temps day teppeeku xol bi day deñ 10 a fay nekk noo koy xamee. non boo duggee ci urne bi kan moom moo lay wax ni la 10 enveloppe nga te pourtant booy ñëw di dugal benn enveloppe bi ñuy gis parce que fii ci kanam dinañ gis ni lii moo ci nekk ci ginnaaw lii moo ci nekk mais ci diggante bi y a 8 enveloppe bu duggee ci biir léegi nag kii bi nga xam liste bi nga xam ne moom la ñuy yor feuille itam dañ koy collé bu demee ba ci biir day teppeeku bu ñu demee ba 20 heures 18 heures 20 heures col bi bu deñee lan moo fay des da ngay gis ni ndekete bi ñuy vérifier am na page yoo xam dañ ko doublé buñ doublé page bi mu nekk ci col du feeñ bu defee benn temps day wow temps de séchage yi nga xam ne ñun am na loo xam ne si yomb na. signature yi fa nekk du feeñ bu ñëwee dañuy gis tout est vierge mais buñ demee ba nit ñi di commencer di signer bu col bi dañee léppay feeñ. D'accord alors nombre de signatures yi nekk ci fiche bi ak nombre de kii bi nekk ci biir urne bi benn lay nekk. Ah bon? Parce que boo compté da ngay gis ni 10 signatures 10 enveloppes 15 personnes ñooy dugg ku ci nekk indi benn enveloppe. mais enveloppe bu ci nekk 10 moo ci nekk. nga ñëw ci liste bi yi ñu collé nga ubbi ko boo compté nombre ça fait déjà 150 ñu ajouté ci liste bi 150 parce que xam nañ bureau de vote bu nekk urne bu ci nekk ñaata nit a ciy voté c'est possible ñu préparé ko. c'est invraisemblable mais quand même c'est possible bu kenn wax ni man déjà gëm naa ni résultat yi defar nañ ko pare. d'accord li ma gis nii gëm naa ni résultat élection présidentielle defar nañ ko ba pare. comme ni ñu defaree gëm-gëmam la moom il l'a dit parce que Asi ab réew kenn du ko noot ba mu jeex tàkk kenn du ko noot man mënuma d'accord ni fi ñu toll nii démocratie Sénégal mi ngi existé ba tey dañ na amatul nekkatul li fi des mooy askan bi yeewu xam ni fi mu toll nii foqati nañ seen kàddu foqati nañ seen dëgg foqati nañ seen cër am na loo xam ni ku ko mën sax da nga koy rus. d'accord mën lépp def lépp bi ministre bi ne 5 candidats la ñuy am ñëpp a tiit et pourtant li mu wax dañu ci jamono boo xam ne kenn xaarul woon loolu y avait combien yoo xam ne si ñoom ñoo demoon di wuti ay liste parrainage. ñaata lañu woon mën na nekk coïncidence quand même. bizarre. si mën na nekk coïncidence. Asi bah oui dañoo jamono dafa avancé fi ñu toll nii. dañoo toll foo xam ne seen léegi dañu war a utiliser suñu ay xel. très bien alors kenn ci nañu rayante jàmm ñu dem dugg ci famille Kader. nangu dëgg xëy na ça rejoint même li muy wax léegi. mooy lii rek ñuy waxtaane nangu dëgg mooy bu dëgg taxawee nga nangu ko te yàlla tax. nguur ak lu dul nguur kër ak lu mu mën doon nit day nangu dëgg. ñi la jox buñ nee ba bëggatuñu nga nangu ni askan bi ma joxoon bëggatuñu day continuer rek ci li ñu nekk. mais fi ñu jëm ci famille mooy nangu dëgg ci société bi ci nit ñi ngi ànd ci biir kër diggante mag ak rakk ndey ak baay ak soxnaam ak ku mu mën doon ay nit yuy ànd ay xarit yu ànd dañu war a nangu dëgg bu yomb. waaye buñ la waxee dëgg nga mer
c'est parce que juboo wala naloo woon dëgg. dëgg la. waaye bu fekkee ne si ne dëgg dafa taxaw mu wóor la wóor yàlla dëgg bi métti na ci dégg. waaye boo ko déggee nga moytu ndax njëriñ la lay jural. temps bi nga naroon perdre ci ay mensonges ci ñu lay nax nga parce que ndax dafa neex. nit ñi dañuy bëgg ñu leen di nax ci lu dul dëgg. pour ñu jàpp ni ñoom ñoo am dëgg. alors que dëgg moo gën a neex mooy ni ay la yéwén maa la waxoon mënatuma maa mënoon mënatuma. maa la bëggoon jox amatuma. maa bëggoon a ànd ak yow bëggatuma ñu ànd. maa def lii maa ngi jégalu. maa def lii maa ngi jégalu. yow kat ay la yéwén li ngay bañ ma laal ko laal naa ko. danga maa woo ci mës naa njaaloo ah kay def naa ko. dëgg la. muy jëkkër muy jabar mu mite trop. waaye nga dégg ko nga gëm yàlla xam ni kat ay la yéwén dëgg nga doon wut dégg nga ko. yaa ko doon wut ak prix boo ko mën a amee am nga ko. nga am nag grandeur bi ñu wax nga accepté ko sans autant nga tëgg tamay pour ñëpp dégg la. waaw lu am solo. jaru ko parce que waaw. dama bëggoon laaj xam nga da nga wax dëgg dafa baax mais bu ñu demee ba jamono ñu naan dëgg fan guy defar moo gën dëgg gu moo. loolu lañ bëgg a dindi loolu lañ bëgg a dindi baat bi loolu foofu la jógee sax moom lañ bëgg a dindi c'est-à-dire nit ñi dañu bëgg ñu leen di nax leen ci lu dul dëgg moo leen gënal wax leen dëgg tant que yaa ngi leen di ñu baal ñu fen bambaani xaw ma waaw fen rek ñu baal ñu parce que Sénégal léegi ku nekk min na baat bi di leen wax lu dul dëgg moo leen gënal fuuf nga wax leen dëgg boo xam ne si day metti tey mais mu metti tey nga mën a continuer dund ci dëgg moo gën ñu di la fen ba keroog ku lay mere la ci dëgg. waaw kuy ànd ak yow ci dëgg mais dañuy préférer ñuy dund mensonge am na doom yu dëkk ci kër yi est-ce que xam nga leen fa bàyyi juruñu leen juddoowuñ ci sëy dëkkuñu fa moomuñu la waajur bi juru leen mais day préférer ñu di ko fen ni mu ay doomam la or bu nangoon ci commencement bi ni ay la yéwén doom ji du sama doom doom ji teel a xam ni kii du bàyyam bu demee ba màgg du ko gaañ parce que màggaale na ko dëgg la blessure yooyu fermé wul na depuis yàgg na mais dem ba nekk mag di wuyoo sant jàmbur ne mooy sama baay mooy sama ndey nga dem ba àgg foo xam ne si nag ba ay la yéwén dara su lul miraas ñu ne la kaay ñu wax la sa bopp ay waay choc boobu lu ko gën a métti nit ki doo ko xam ne ndekete ñi mu jàppee woon ndeyam ñi mu jàppee woon baayam ñi mu jàppee woon ñoom la bokkal ndekete bokkut ak ñi moom mooy kan moom mooy kat muy doog a seet moom Ansoumana nee na il t'apprécie beaucoup Ansoumana John mu ngi lay seetaan il dit que j'apprécie beaucoup Kader. merci beaucoup ñu koy nuyu bu baax a baax ñu koy nuyu kooku sama xarit la. waaw ku baax gis nga dëgg. Asi lu mu metti dañ koy accepter. effectivement muy ci liggéeyukaay yi muy fépp. léegi nag dëgg dafa raflé. ci lépp ah. dëgg dafa raflé dire ci lépp. ci lépp dem nañ ba léegi nit bu nekkee nit politique dañ la naan lu mu la wax dëgg. waxam jarul dóor sa doom bu ngeen àndee bu ñuy wut suñu la ñuy wax bu ñu àggee sama lay doon. pire que der kon ñàkk am dëgg ñàkk gis dëgg ci diggante ci nit ñi tax na am na ñoo xamante ne mënatuñoo gëm nit maanaam gëm ne nit ki li muy wax nii c'est vrai mënatul am parce que tellement y a eu tellement de mensonges que mënatuloo gëm ne lii nii lu muy wax dëgg pour que nga gëm ko il faut que mu am dara loo xamante ne lu leer lu concret nga gis ne lii lu concret la ngay mën a gëm ne dëgg xam nga loolu boo demee ba tollu foofu c'est que vraiment suñuy mooy fooy sa kàddu nit dafa war a téye kàddoom saa yi bu kàddoom génnee na nekk ci dëgg même bu fekkee ne si dañ ko ciy mere na ko teg ci dëgg buñ ko miinee ci dëgg lu mu waxati dëgg la xam nga am na lépp bu ñuy lépp waaw buñ ko ci miinul nag buñ ko ci miinul dundam yàqu na su dee diggee te du ko def nag non bu dundam yàqu na su waxee te li mu wax deñ nag yàqu na su fekkee ni def dinaa def 5 ans def 7 ans nag yàqu na dootul tekki dara su ne du ma mës a def sama rakk jox ko poste par rapport au public damay laaj yaa ngi baraste ko damay laaj yaa ngi baraste ko du ma mës a def sama rakk nii def ko loolu lan la day dugg ci ñàkk Ousmane Ngom waru nekk ministre de l'intérieur doon na ko musuma koo wax loolu lan la day dugg rek ci li ñuy wax muy ñàkk na dëgg ñàkk def merci kaddu sa kaddu dañuy wax ni sa kaddu daaw bu méngoog sa jëfi tey ñu tu dëgg nga te bu ëllëgee loo ñu dégg ñu nangu ko bukki dañ ko miin ci dëgg muy wax di wax ba benn bés mu sos mu ne fa ma jóge de parce que moom jàpp na ni il faut que mu dàq ñii pour dem jël la mu dencoon ci ginnaaw garab gi mu ne fa ma jóge de la ma fa bàyyi ci yàpp la ma fa bàyyi ci ay xéwal non duñ ko jeexal ñu ne ko foo jóge mu ne maa ngi jóge tullum géej ci ginnaaw nii rab yëpp jóg ne bukki lu mu wax dëgg la bukki du fooy loolu ñëpp jóg mooy fi Pa Assane dugg léegi nit buñ la miinee ci dëgg boo demee bay commencé wax leneen lu du dëgg sa conscience la yedd ñëpp jóg daw topp fi mu wax ñu ne saxe sax du dal waaw tund ba mu wax de comme bukkee nga wax te bukki du fawee yàpp bu nee loolu dëgg la lekk na ba suur mu toog noog ñoo woo ñëpp yi daw dem mu toog ba caagi xelam yedd ko mu ne pourtant li ma wax bu dee dëgg la nag au lieu mu jëli la mu dencoon
mooy kaddu ga mu fa bàyyi woon mu daw topp waa dëkk bi ne pourtant mën li ma wax mën naa nekk dëgg ndax la tax ñu gëm ma yàlla mën naa def mu nekk dëgg. mu daw toppaat ci. dem ba gëm boppam moom. gëm ni moom naram bi mu gëm naram bi mu nar mën naa nekk dëgg mooy. sànku na sànkaale ak askanam. ñaawtee fi ñuy teg jigéen yi est-ce que dëgg la ñaawtee fi ñuy teg jigéen yi est-ce que dëgg la. du dëgg pas Asia pas Assane maa ngi bëgg a boole. pas Asia du dëgg. ñaawteef moom ci biir kër ci biir ak biti du mës a nekk dëgg. violence yi ñuy teg ñenn ñi ci biir kër yi fitna yi. du mës a nekk dëgg. lépp lu xel ak xalaat mënta lijjanti lu diisoo mënta lijjanti doole du ko lijjanti. Kader bu ma duggee may nga ma wax tuuti rek après on termine ak moom pour dem ci xarmat. léegi xam nga ne Paasan dafa am benn kii bu mu ubbi léegi benn brèche bu mu ubbi léegi mu soxal ñi nga xamante ne ni dañuy wax lii ci côté politique bi après respecté wuñ loolu damay laaj Kader est-ce que par exemple ñooñu noonu tey la ñu waxoon dafa fekkoon ne ñoom ci seen bopp xamuñu woon exactement buñ demee ba yor yenn poste de responsabilité yenn yi est-ce que dinañ mën a respecter loolu noonu léegi ñu dem ba ci biir xam ne mënatuñ koo respecter parce que yenn par exemple nga ne président fu ma ko nekk naa def lii nga dem ba foofu noonu. loolu mooy ñàkk a mat booy wut dara. da nga koy nekk ku dëgg da nga koy saytu ba pare. du ma dugg ci lu ma xamul. du ma dem ci fu ma xamul. bu may woo ab askan ni kaa leen ma gindi leen ndax kii fi nekk li mu leen di wax du dëgg. day fekk man ma xam li ci dëgg lan moo ci dëgg ak nar kon sama kàddu gi ma génnee ni lii mooy dëgg su ma demee ba yóbbu ab askan ci loolu ne leen lii mooy dëgg su ma àggee muy métti muy neex damay dëggu ci sama dëgg parce que laata may dem toog naa ak sama jegenaay tëdd naa sama néeg waxtaan naa ak sama bopp giñ naa sama diggante ak sama borom ni lépp lu may wax ñi mooy dëgg la waaye di dem ci dara di nar yow yaa ngi nar sa bopp nar ñi nga ànda da ngay nar bu ñu lay suul sax ba keroog ñu lay suul ñi lay tiim bu ñu lay jullee kenn du la jullee ci dëgg parce que yow yaa yàq sa dund dëgg la yàlla nañ ci yàlla musal yàlla nañ ci yàlla musal amiin ñàkk wax dëgg man moom dama ko bañ tellement que c'est grave alors thème bi am na solo dañuy daal di dem ma ñoon dafa war a xaar deuxième heure doylu ma réalisation doylu ma ñàkk dëggal man je parle de yombul nag Paasan yombul non je parle de ñun ñëpp kenn matul man moom xam naa li ma dul wax dëgg bare na amaana li ma gëm je reviens sur waxuma waxi politique de ku jiite mbooloo mi am yaakaar jël boppam ñii jàpp fii ñu dajale xeex jiital la dooleel la sama xel day dem ci woy Youssou Ndour boobu noonu sax waaw woy na ko dooleel la léegi yow doole bi nga am tey nga dem tey ba toogaat jàkkaarloog ñooñu est-ce que yoon la nga def naka sudul noonu tegoo ko ci dëgg nga teg ko ci man maa amee doole bi te pourtant ñi ngi koy teg coono boobu ñoom ñoo la dooleel ci loolu. mais bu ñu demee ba benn instant bu nga xam te ne nii tey jii bu ma defee dara man su ma arrangé wul rek ma ne du dëgg. waaw c'est ça waaw. bu ma arrangé wul rek ma ne du dëgg. jamono ñu toll nag mais du tere dëgg bi doon dëgg. gis nga Paasan dëgg moom mu guddee mu yàgg mu yéex. foo mën a ne mu dab la dëgg moom du dëj. waaw ay fan ay nar nag mën naa yàgg trop. waaye bés bu dëgg yeewoo dab ko. kay bàyyi. heure bu dëgg yeewoo dab ko boo ko seetee ci li ñuy waxtaane famille da ngay gis ñoo xam ne ci nar la ñuy takkee jabar nar. am nar naa c'est-à-dire. fen. d'accord am naa di bëgg si jigéen. di ko dig. am naa mën naa sama ndey sama baay samay doom sama lii am naa mën naa ndaw si gëm la ba ñëpp ànd ak yow ci loolu. jàpp ni yow li nga koy wax lépp dëgg la. bu ci àggee non macha allah lépp lu ay nawlem doon wut rek. est-ce que Kader dëgg ak confiance sont liés. mais benn mënta dem bàyyi moromam. da ngay dëgg ba noppi nit ñi doog laa gëm. te bu ñu la gëmee wóolu la te ku ñu wóolu nga am alal du lu bari. alal confiance bu booloo ci ay nit la te loolu pour mu mën a am fokk ñëpp booloo gëm la gëm ne yow mi nitu dëgg nga loo wax dëgg la su ma dellusee ci li ma doon wax léegi. ki doon bëgg di bëgg ba ñu gëm ko ci li mu wax. ba ñu gëm ko ci li mu wax ndax mën nañ laa gëm ci sa jëmm. ngay wax day dëggalal li ngay wax day dëggalal li nga xam si loolu ngay niru. ñu dem a dem ba gëm la ndaw si gëm la yaakaar la mu dugg ci yow gis na lépp nar la. ndekk lépp da nga ko àbb lépp moom moo ci dara oto yi moom moo ko liggéey bi doo ci dara kër gi nga dëkk sax dañ la koo abal borom a nga bitim réew wala feneen li nga ni ngay dundee sax da nga koy dóor pour mën koo dundee
te moom am na ay valeur ay vertu yu nekk ci moom yu ñu ko yaree def ko ci moom. ndeysaan. léegi nag mu lay delloosi ci dëgg ngay gàddu ay kurpañ. waay gémminam waay. ndax lan bëggoo say nar feeñ te pourtant ndaw si waxu la lu dul waxoo ma dëgg. lu dul pourquoi waxuloo ma woon dëgg ma ànd ak yow ci sa ñàkk. doy na waar. waaye. da nga ma waaw ci góor bi sax bi góor xëy na bu ñu dellu seen nañu wax ci jigéen. mais góor bi nga xam ne dafa nar ba takk jigéen. jigéen bi ñëw di la delloosi à la raison pourquoi waxoo ma woon dëgg. tax nga maa bàyyi sama ndey bàyyi sama baay bàyyi samay mbokk bàyyi samay xarit tey ñi ma bàyyi woon ñëpp yee nañ ma te yow mii ma topp yaa ngi may continuer di fitnaal te mënu laa bàyyi dellu fa mu jóge nga di ko fajee leen ay kurpañ mu am ñaari gàcce ñaari naqar bàyyi na ay mbokkam bàyyi ginnaawam yow mi mu àndal téyatuloo ko yaa ngi ëlbatiwut ko fitnaal fitna boo xam ne ak tegu ko ci dëgg boo ko fitnaalu ci sa loxo bu ngeen ni ànd da nga koy bàyyi bu mu xiif ba mu mar nga dem taxawal ba mu neex la ñëw yóotu sa bànneex ci moom te yaa ngi ko bàyyi xiif fitna boobu jigéen ñu bari ñu ngi koy dund bàyyi sa jabar góor ñu bari ñu koy teg seen ay jabar dem doxi ba mu neex la lekkul naanul nga bàyyi bu guddi nga ñëw yóotu ko fas yéene ànd ak moom waaw ak sëy ni mu mettee mu wóor la wóor ki ngay ànd ak dangaa lekk ba suur ànd ak moom di ko bërëng ba bërsët mu ne su bañee penc mi xas ko dañ koy xas parce que bu taxawee c'est vrai ça ah oui bu ñu demee ci penc bi lu muy wax dama ko sàkk mu bañ mais jigéen bi doon dama xiif mu dima sàkk joxuma ma lekk am na lu jigéen ñi di nëbb ci seen biir buñ ko tegoon ci penc bi musibaam borom kër yi nañu nangu dëgg yi ñu leen seen doom di wax nañu nangu dëgg que seen doom bi ñu may woon mën naa dem ba ci biir doonte saay-saay la mu am dëgg nañ ko nangul mooy ni am na fitna yu muy dund ci biir këram kenn teg ko loolu borom këram tey li nga ko teg ko loolu ci bakkanam mën naa rafet trop ci biir ay goro saa yi bu ma ñëwee sama ay goro sama ay ñi ma bokkal di rafetal waaye saa yi bu ma ñibbee ci biir kër ga soxna si di dund fitna dëgg la yàlla nañu yàlla may ñuy dund dëgg man de am solo dama si porox ndoll rek parce que c'est vrai que ne société bi tey jii comme ni ko Kader waxee dañu de olof Njaay danaan lu dul dëgg du yàgg donc dëgg wax nit ki dëgg moom moo ëpp solo te bu ñu waxee tey jii la safaanook dëgg man du ma wax nar comme ni ko Kader di waxee mais tey jii dañ boo ko waxee automatiquement sénégalais xel day dem ci ñi nga xam te ñooy ngëru ci wàllum politique man peut-être en une minute fen buy defar ndax am na fen buy defar musta am nëbb dafa am loo xam nëbb la kersa mën ngaa nëbb dëgg faut faire une différence entre fen wax lu dul dëgg waaw bañ a wax dara waaw xam nga assiette mais di yéeg ci escalier bi fekk ñaar ñuy wax safaan ci kenn ci ñun ma dégg ko ñëw keneen dégg ko nettali ko ñu ne Kader dégg na ko ma xam ni su ma ko waxee ay am may wut jàmm ma ne bàyyi leen bu leen ma ci boole non bokk naa ci ba pare man leen bàyyi leen noonu loolu du wax dara seen waxi bopp lañ doon wax xam naa dëgg bi mais dama koo nëbb pour lan pour nañ am jàmm parce que ay nit mënuñoo bañ di wax ci nit mënuñu bañ di wax mu rafet mu ñaaw loolu day am ci tribunal yi boo fa demee baatu viol dañ koy rafetal dem nañ ba nga xam ne si xale si dañ koy fowee mais buñ ko waxoon ci terme bi nga xam ne si ni moom mooy vrai sens bi non kon musiba am dëgg la dama diw dafa àgg ci diw ci nangam ñu bàyyi nit ñi wax dëgg diw dafa summi diw fekk ko fa mu nekk def ci nangam kon tribunal yi tas te pourtant dëgg la doom solo mais pourtant yi ñuy tëj dañ leen a war a bàyyi ñu exprimer wu ñoom ca nañ koy dundee dëgg la Ansoumana nee na force reste à la vérité et non à la loi xëy na loolu tamit beneen thème la mais ñu ngi koy remercier bu baax a baax ndax mu ngi suivre li nga xamante ne moom mooy débat bi nga débat wala sax waxtaan bi ci biir 12-14